man Samba Dang le coordinateur départemental de Birkelane, donc chargé de formation au niveau de l'école du parti et membre donc du MONCAP dans la commission agriculture. ñu ngi leen di gërëm leen sant bu baax a baax seen teewaay lii am na solo trop réew mi dañoo toll foo xam ne xanaa nga wax wala nga ñàkk a wax mais ku ne méttiwul rek c'est parce que da ngaa mel ne dëkkoo ci réew wala nga am boor boo féetoo te comme ñun dañoo war a wax ñun waa MONCAP il faut ñu wax ba ñëpp dégg ñu même bu fekkee am na ñoo xam ne ñu ngi wax te kenn déggu la ñu ngi wax ci suuf mais ñun dañoo war a wax suñu baat ci kaw ba ñëpp dégg ko xam ne coono bi nga xam ne askan bi mu ngi koy jànkonteel tey ñun ak moom ñoo koy séddoo wala ñun ñu ëppale ko ci suñu xol suñu xel yépp mu ngi ci. loolu moo waraloon tey ñu woote point de presse bi pour wax ci ñetti mbir bi ci njëkk mooy li xew ci taaxu kaw parce que tey ca kaw ga yaakaar naa ne métti na dund bi métti na ba pare la nga xam ne mooy mbéy ñu yaakaar ko am na noo xam ne demee na ko ba ca tegu moom mooy wàllum li nga xam ne bu ñu ko béyee ba pare nan la ñuy def boo jaay ko mu nekk jafe-jafe bu am solo ndax gis ngeen barke démb li xew ak ñi nga xam ne ñooy bay soble beneen bi ci mujj moom mooy tey li nga xam ne moom la ñuy dundee gis ngeen ni nga xam ne noonu la prix yokkoo ñun ñëpp ñu bokk ko ndax yéen da ngeen di ndugg comme ñun ni ñuy nduggee da ngeen di dem ci boutique ba comme ñun ni ñuy dem ci boutique bi donc xam ngeen ne yokku na bu ñëwee ci wàllu mbéy mi depuis ba nawet ba commencé ba tey li dugg ci wàllu mbéy mi motul 3000 tonnes d'engrais te alors que Sénégal maanaam ñetti junniy tonnes engrais Sénégal lu mu métti métti ñaar fukki junniy tonnes engrais soxla na ko tey boo jëlee fu mel ni Saalum lépp na nga jël ko kër gu nekk maanaam kër gu nekk du ay carré comme li ñuy wax carré benn carré ñaari carré bu ñu nee carré mooy borom kër mais dañuy jël kër gi lépp même bu fekkee paa bi dafa am juróom-benn doom juróom-benn doom yoo xam ne ku nekk yor nga soxla muy juróom-benn carré ku nekk dañu lay jox benn saako engrais lañu lay jox depuis ca Senghor ba léegi te suñu papa yi suñu maam yi nettali ñu ko loolu musul am ndax bu njëkk engrais da nga doon ñëw ñu laaj la loo soxla nga ne am naa ñetti carré ñeenti carré ñu ne dañ koy jël carré bu nekk ñu jox la ñetti saako wala ñeenti saako boo amee ñetti carré donc boo xoolee am nga fukki saako ak ñaar mais bii dañoo jël benn kër lëmm maanaam famille lëmm ñu jox leen benn saako mu jaaxal ñu trop te loolu nañ ci ñëw li tax loolu am mais dafa am loo xam ne dafa am solo mooy ñu génn woon ci te génn guñ ci sax ba tey parce que temps yi ñu ngi ci 3e vague mooy feebar bii di mbas mi gisoon nga ne ay nit ñuy jóge Dakar di dox ba ci àll bi dox ba Saalum ndax lu tax parce que amuñu woon paas wala fañ doon liggéey yàqu na wala leneen ak leneen ak leneen maanaam dañoo xamoon ximlikooguñ sax ñu fekk leen fa ak lii nga xam ne moom moo xew tey ak prix yi ñun yaakaaroon ne bu ñu génnee ci mbas mi nguur gi dina xip ay bëtam xam ne man kat sama dëkk bi ndekete ni muy doxee du noonu maanaam ni Macky Sall doon wax dégg naa leen mais daa mel ni dégguñu ñun dañoo jàpp ne dafa tëx donc bi loolu amee ba pare ñu toog gis Macky Sall ci boppam nit ñi nekk ci mbëdd nit ñi amuñu engrais pour béy nit ñi mënuñoo am sax jur parce que tey vol de bétail bi dafa wulee ñaay ci àll bi Macky Sall moom ci boppam dem jël juróom-benn fukki milliards jënde ko ab avion jëlaat juróom-ñaari milliards jënde ko ab bateau kon ñun li ñu jàpp mooy ñun la ñuy dund ñun Macky Sall gisu ko ñun sénégalais yi ñun li ñuy dund Macky Sall xaajul sax bu koy gis moom jàpp na ne moom yaakaar na ne moom mooy Sénégal moom kese kon ñun suñu droit ñun du toog di noppi di xoole mais suñu droit mooy wax ak Macky Sall ne ko réew mi sonn nañ li ñu gën a jaaxal nag mooy lan toog bu nawet bi génnee di ngeen ko dégg daaw déggoon ngeen ministre de l'agriculture mu dugg mu ne am na 1,8 tonnes d'arachide mais ñun nguur goo xam ne yow balaa ngaa wax rek nawet wàcc te nguur gi mooy sunu surga mais surga boo xam ne balaa nga koo gis rek nawet wàcc mais bu nawet commencé doo ko gis surga boo xam ne du la jox jiw surga boo xam ne du la jox engrais surga boo xam ne du la jox vivre de soudure maanaam bu comme li ñuy wax mois d'août moom xam ngeen ko li ñuy wax ne mag dara wala mag tuuti gone dara léegi ren nag moom mag moo amul dara sax far léegi nag nguur googu lan lay xaar mooy day xaar boo lépp jeex mu soog a ñëw ne way def nañ 1,8 million donc de 1,8 million donc tonnes d'arachide fan la ko teg
yow joxoo nit ki engrais joxoo ko jiw joxoo ko dara nga xëy nga ne ko def naa production bi fan la teg production boobu. donc bu demee bay communiquer ci production bi mu def mais lan moo tax mënut a communiquer ci la muy joxe lan moo tax tey nguur gi génnut ne joxe naa lii ci engrais génne ko publier ko WhatsApp wala wëf réseaux sociaux moo xam fu mu ko mën a publier bu nit ñi jot ci xam ne lii la nguur gi joxe ci àll bi. bu ñëwee ci wàllum njëndum jiw bi ren nee na 23,5 milliards la jënd jiw mais ñun boo demee tey luuma Mbirkilaan gis nga jiw bi su génnee ci seko bi xam nga na maire yi di def maire yi dañuy ñëw taw ci buntu seko bi soo génnee sa jiw yow mii tey maire yi dañ koy jënd ci yow dem tigade ko dem jaay ko parce que loolu duñ ko jiw parce que jiw bi baaxul. capital semencier man maa leen ko wax Sénégal jeex na fi Sénégal du amati capital semencier parce que c'est très simple xamul tax Sénégal du amati capital semencier parce que tey chinois bu ñëwee jënd 300 francs wala 350 francs yow nga am soxla yow da ngay bàyyi sa gerte gi mu nekk ci biir kër gi wala da ngay faj sa soxla sa doom war a jàngi tabaski ñëw leneen ak leneen ak leneen ak leneen lan ngay def da ngay jaay gerte gi te soo jaayee gerte gi mooy capital semencier du amati. te ensuite ñu fàttali leen ñi xam bu baax a baax mbéy temps Sodeva da nga doon gis waa Sodeva ñoo doon jël capital semencier bi di ko defar parce que du gerte bu nekk lañ doon jënd mais léegi loolu sax amatul parce que seko sax far dafa amatul tey dëkk yu mel ni Saloum bassin arachidier amatul seko amatul coppe. pourquoi parce que opérateur économique mooy jënd opérateur économique boobu dinañ ci ñëw parce que nguur gi tey génne na 15 milliards mu ne jënd na ko engrais mais opérateur économique boobu barke démb déggoon ngeen Moustapha Cissé Lo di ko wax. am nañ fi benn footballeur sax boo xam ne nee nañ mu dañu jaay engrais di jaay jiw donc ni ñuy def mooy que ne ñoom pour faire enrichir les gens maanaam bu ñu bëggee nit ñi am koom-koom ñoom ñooy wëlbatiku def leen ay opérateur économique jox leen ay quota ci gerte gi jox leen ay quota ci engrais bi ne leen dem leen jaay ñun diñ ko jaay yow mii tey boo nekkoon opérateur économique nguur gi jox la benn 30 milliards wala benn 20 milliards ne leen demal jaay yow doo def yow fi nga toog ngay toog signé say bon jox ko ma Samba wala jox ko ma Demba kooku mooy dem génnee ji ko yow doo ko génnee donc loolu la ñu duñ ci àll donc kon nguur gi 23,5 milliards yooyu ak 15 milliards yooyu mu wax ci intrant ak ci engrais ñun gisuñ ko xaajuñ ba koy gis ñun jàll donc loolu nag ñu ngi ko ciy laaj moom itam mu wax ñu fan la ko dugal parce que ñun amuñu engrais te li ma leen di wax nii jël leen seen micro jël seen caméra ngeen dem ba ci àll bi ngeen laaj leen ndax am ngeen engrais wala amu leen engrais. ma ñëw ci wàllum mbéyum soble mi barke démb ñu ngi leen di rendre hommage ñooñu ñu ngi leen di gërëm leen di sant parce que doomu aadama daan sa doole rek nga am parce que boo daanee sa doole moom moo mun a tax nga téye sa ngor ñun mënuñoo jàpp ay sénégalais. kenn joxu leen financement kenn joxu leen dara ñu béyee béy ba bëgg a dee ak mbéy ni mu méttee roosi ni mu méttee nga béy sa soble ba pare munoo gis koo ko jaay nga wëlbati ko gas ko di ko suul loolu lan lay signifier mooy yaakaaram la jël gas ko suul nit ki nag su demee ba jël yaakaaram gas ko suul kon deseetul dara loolu li ñuy wax image bi ñu yoon mooy que ni ñoom amatuñ benn yaakaar ci réew mi te effectivement ils ont raison parce que réew moo xam ne mbéy moo ko doon téye ak sàmm suñ demee ba béykat bi wala sàmmkat bi gisatul boppam ci réew mi maanaam réew moom ndax gasax na complètement léegi nag ñun ñoo ngi laaj nguur gi bu fekkee moom dafa jël li nga xam ne mooy alal def ko ci mbay mi na ko saytu bu baax a baax a baax parce que li ñu gis nii jëmul kër li ñu jaaxal nag mooy nguur goo xam ne day réagir rek mais du agir mais ñun Moncap ñu ngi koy jox ay solution di ko proposer ay solution bi ko Moncap di njëkk a wax mooy bi nga koy njëkk a wax mooy fii nga xam ne usine bi nga xam ne mooy ICS di suñu patrimoine ñun ñoo ko moom balaa moo mun a jox kenn engrais donc na jël ICS boobu noonu ne ko forcément balaa kenn di am engrais yow na nga jox sénégalais ba ñu am engrais ba pare production boobu su weesoo moom nguur gi am na projet boo xam ne mu ngi tudd Agri Jeunes mu nekk ay tappale yoo xam ne ñun bi ñu ko gisee sax dañoo waaru ndax projet bi kii di FIDA moom ak BAD ñoom ñoo ko boole financé ko Sénégal à hauteur de 54,105 milliards donc 54 milliards 105 millions donc li ñu jaaxal mooy projet boobu instant ñu ngi ci 2 ans te ci biir 2 ans yi on a décaissé que 4%. Donc on a décaissé 4%. Alors que dans les 2 ans, on devait décaisser au minimum 38%. 2 ans, nous avons décaissé 4%. Alors que normalement, dans les 2 ans, on devait décaisser 38%. Donc, ce que nous avons instant, il y a un jeune qui Agri Jeunes qui a bénéficié.
te projet Agri Jeunes boobu c'était basé sur l'agriculture et l'élevage. Gouvernement Sénégal dafa lancé woon en grande pompe ci biir Covid bi la woon je crois projet Agri Jeunes tekki ndaw ñi benn projet la boo xam ne nii du waroon na concerner 150 000 jeunes et c'était pour un montant de 54 milliards de francs CFA, 54 milliards 105 millions et projet boobu waroon na à terme créer 25 000 entreprises, c'est-à-dire li ñuy wax des entreprises agricoles te ñooñu waroon na créer lu toll ci 35 000 emplois mais projet bi mu commencé ba léegi bu ñu la waxee li ci nekk da ngay yéemu ñi ko financé woon bailleur bu mag bi FIDA la moom la ñuy wax Fonds international pour le développement agricole Banque africaine de développement aussi participé na ci financement mais FIDA dafa def benn évaluation ñoom dañ koy nëbb te damaa bëgg boo leen jógee fii yéen journalistes yi dem leen ne Moussa Baldé ministre de l'agriculture na génne rapport FIDA bi woon leen ko li nekk ci rapport boobu lu yéeme la li nekk ci rapport boobu mooy que ne Sénégal commencé na projet bi ça fait 22 mois li ñuy wax PTAB1 mooy plan de travail et budget annuel bu njëkk bi mooy bu 2020 bi taux de décaissement bi 0,33% la matul sax 1%, c'est-à-dire téeméer bu ne li ñu ci génne matul sax fistine PTBA2 bi mooy 2021 bi ñu nekk à la date du 30 juin autant pour moi FIDA def na évaluation nee na 4,038% la alors que pour les projets FIDA taux de référence bi 32% la def leen comparaison bi et li ci yéemu mooy bu ñu jëlee projet bi globalement excusez-moi PTBA2 bi 7% la mais bu ñu jëlee projet bi globalement décaissement bi 4% la alors que 32% mooy référence bi donc loolu lu yéeme la te bi ñuy def mission bi le 30 juin amul benn entreprise agricole bu installé wu déjà agri-entrepreneur kenn 0% n'a été établi donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ñun dañoo bind suñu projet ànd ceeg ay bailleurs de fonds ñu jël seeni milliards dugal ko Sénégal gouvernement bi mënul sax exécuter projet bi donc loolu day wone ñàkk manu gouvernement Macky Sall loolu moo nekk ci projet Agri Jeunes et ñun pour liñ ci recommandation bi ñu ciy def mooy na Moussa Baldé na journaliste yi wax Moussa Baldé ministre de l'agriculture ñu publier rapport boobu directeur pays FIDA moo ko signé ak monsieur Ndaw le secrétaire général du ministère de l'agriculture le 6 août 2021 bii ñu nekk matagul sa day doog a mat weer laaj leen ko mu génne ko loolu lañ mën a wax ci projet Agri Jeunes def nga lien aussi entre agriculture bi ñu jàppalewul bi ñu mbéy mi ñu suqalewul ak yéeg prix yi li muy yéeg c'est lié parce que dëkk yi nga xam ne nii suqali nañ seen mbéy ba nga xam ne du ñu soxlaal dara bitim réew amuñu ay jafe-jafe mais Sénégal du ñu béy li ñuy lekk te du ñu lekk li ñuy béy nguur gi deful benn effort pour jàppale agriculture da ngay jàpp que ne gouvernement bu àttana jël 1000 milliards def ko ci ab terre boo xam ne depuis le 14 janvier 2019 lañ ko inauguré ba tey dawagul xaalis boobu boo jëloon xaaj bi wala ñeent ci bi nga def ko ci mbay mi taxatul ñuy wax parce que boo xoolee yan produit ñooñu gën a sonal Sénégal ceeb d'abord ceeb am nañ vallée fleuve Sénégal am nañ vallée Anambé même au sein du bassin arachidier am nañ ay bas-fonds yoo xam ne mën nañ cee béy agriculture Casamance a ngi fi donc le potentiel agricole et risicole est énorme au Sénégal mais gouvernement bi 2014 la ñu waxoon ne en 2017 dinañ atteindre autosuffisance alimentaire jéggal leen ma ci kàddu yi mais lépp ay kàcce la dara amu ci Sénégal couvrirul 30% de ses besoins en riz donc loolu ñàkk mënu gouvernement bi la parce que ceeb bu ñu defoon effort ba ñu autosuffisant en riz dootuñu soxla di xaar ceeb bi jóge Inde bi jóge Thaïlande bi jóge Cambodge bi jóge Vietnam pour mën a lekk ceeb beneen bi diwlin
sama collègue Samba Nang wax na ko Sénégal di vanté wu ne produire na 1,8 million de tonnes d'arachide ba pare Sénégal di saraxu Chine ak Turquie pour ñu ñëw jënd suñu gerte boobu loolu lu yéeme la alors que sénégalais yi mënuñu lekk diwlinu gerte ban diwlin la ñuy jaay huile végétale xamoo soja la xamoo tournesol la xamoo lan la te du diwlin souvent bu baax lañ fiy indi da ngay dem marché gis fii yu 20 litres yi commerçant yi dañuy obligé génn ko ci naaj bi parce que day way loolu di diwlin bu baax alors que dañuy produire arachide ñun dañuy dem di saraxu Chine di saraxu Turquie pour ñu jënd suñu gerte te ñu mën koo transformer suñu bopp def ci de la valeur am ñu ci liggéey ñu suqali suñu économie duñ ko def beneen bi lan la beneen produit bi sucre wax na ko jël compagnie Sénégal am na compagnie sucrière Gambie amuñu benn usine sucre demal Gambie nga jënd sucre nga jël Sénégal nga jënd sucre tu payes 2 fois plus cher jël monopole bi teg ko ci loxo Mimran Jean-Claude Mimran muy def li ko neex di buur di bummi suñu industriel yi bëgg a installé wu bëgg créer ay usines sucre mënuñu leen ko permettre et loolu yëpp dafa nekk en porte-à-faux avec la loi 94/63 sur la concurrence donc loolu daal lañ ci mën a wax que ne jafe-jafe yi ñu toll soubassement bi yëpp mooy gouvernement bi dafa suqalewul mbay mi et dëkk mbay moo ko yor et néew na ci àdduna bi réew bu développé te mbéyam développé wul wasalaam